asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi réew mi fépp fi ngeen manti nekk ci àddina bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu àq te di baalu àq di sakku ci yéen ngeen ñaanal ñu waaye ñaanal it Sénégal ndaxte waxtu wi ñu toll réew mi mu ngi ci guddi goo xam ne bër si tëggul luy raam ci ñàgg la jëm te bu fekkee ne am na fi kër nag dañu ragal mu yàgg fi lool. tax na tey gannaaw bi ma jëlee tekkal boo xam ne ñaar ba ñetti fan décidé naa it waxaat encore ak askanu Sénégal li ko waral depuis démb am na information yu ñuy circulé loo ne Ndeye Khady procureur demandé na pour nu jàpp ko fii ak semaine prochaine malgré le fait que mu ngeeg doom bu ndaw xale bu prématuré tout de suite su ma naree delluwaat ci dossier d'enquête bi kase parce que li nga xam ne moo wundu coow li yëpp mooy enquête bi nga xam ne moom la ñu ubbee section de recherche bu gendarmerie nationale gannaaw bi soxna si di Adji Raby Sarr porté plainte Ousmane Sonko ne daf ko doon yàkkataan lu mat ñeenti yoon yàkkataan na ko nee na ànda ak fital te it newoon na ni bu daan ñëw daf ko naan maa ngi ñëw pour yàkkataan la defe naa ni soxlawul sax ñu naan fii la dëgg nekk ak fii la dëggu nekk borom xel yi xam nañu kuy wax rek te yàlla tax kuy wax rek di xalaat sa travail bàmmeel bi nga xam ne bu lii yëpp jeexee kenn ku ne benn par benn ñu jël yóbbuñu ca janaasa yi bàyyi nu fa nu wéet ñun kase jabar duñ fa fekk président parti duñ fa fekk mouvement duñ fa fekk xaalis duñ fa fekk crédit de téléphone bi ñu yoon duñ fa fekk dara duñ fa fekk lu ñu mënti am fii lañ koy bàyyi te kenn ku ne si ñun war na sóoraale bés boobu tax na dinañu jël dinañu wëslu suñu aqulaay taala wax te yàlla rek tax wax bu fekkee ne suñu dañ nekk en conformité ak suñu conscience tax na su ma delloo ci procès verbal d'audition bi nga xam ne gendarmerie def na ko amul benn élément amul fenn fu gendarme yi ne gis nañu ay indices concordants puisque preuve kenn waxu ko ci code de procédure pénale ay indices concordants tendant à motiver maanaam maa ngi gis yi nga xam ne war nañu may ñu gët ñu xalaat ni Ndeye Khady dafay def li ñuy wax proxénétisme mooy indi ay xale jigéen ñu cagatu mooy prostitution mais deuxième chose bi nga xam ne moom lañ koy topp moom lañ koy toppee parce que pour proxénétisme la ñu waxoon moom lañ koy toppee ak de diffusion de photos ak contraire aux mœurs mooy wone tas ay photo yoo xam ne suñu aada nanguwu ko ne nañu loolu la ñuy toppee Ndeye Khady Ndiaye mais suñu demee ci procès verbal amul fenn fu nga xam ne gendarme ne nañu nañ ko topp waxuñu loolu gannaaw ñoom bi ñu commencé seen enquête bi le 3 février comme ni ma leen ko waxee le 8 février clôturé nañu seen enquête gannaaw bi leen Ousmane Sonko wax ni du ñëw pour ñu déglu ko parce que dafa am kiraayu député dootul ñëw tant que yëkkatiwuñu malaan boobu depuis démb àjjuma malaan boobu yëkkati nañ ko loolu dinaa ci def vidéo wax leen lan mooy conséquences yi ak lan moo ci mën a fekk mais bu ñu delloo ci Ndeye Khady Ndiaye mooy borom Sweet Spa Beauté bu Dakar li nga xam ne bu ko enquête waxulee bi nga xam ne procès verbal waxul nañ ko poursuivre ci biir procès verbal bi pour ñi nga xam ne jot nañ ka gis nañ ci ñu wone ci ay photo ay xale jigéen yu yànj yi nga xam ne sama xarit Bamba Thiello comme ni mu bëggee xale yooyu ni mu leen bëggee ñoo ci nekk ñu ne xale yooyu ñooy jaayu démb gis naa député bi di Bara Dolly bi mu taxawee jàkkaarloo ak journaliste yi photo boobu la génne tax na ñu bëri jot nañ si ñu nit ñu war ci mën a wax ne nañu photo boobu moom mooy Adji Sarr ñu wax la nit tout de suite photo boobu sëñ bi l'honorable député Bara Dolly génnee loolu du Adji Sarr bu fekkee ne sur la base de ça la ñu bëgg a toppee Ndeye Khady kéwuloo daf leen xamal ni tout de suite tooñ nañu kii di Ndeye Khady Ndiaye parce que ci procès verbal d'audition bi lan lañ ci def dossier bi nga xam ne mu ngi wone benn salon bu massage buy proposer ay xale yu jigéen yu rafet ak yooyu page bi ko génne te ñu def ko ñoom seen procès verbal d'audition bu gendarmerie Sweet Massage la tudd Sweet Massage boo jàngatee mu ngi lay wax ni seen siège bi mu ngi Yoff Virage te it ñu ngi am benn siège boo xam ne mu ngi ci ginnaaw fédération sénégalaise de football kon ñu xalaat ni Ouest Foire la Sweet Massage jàpp leen ko kenn ku ne mën na ko seet ci internet bi Sweet Massage ñi nga xam ne ñoo ko moom nee nañu seen numéro téléphone bi mooy 900
mooy 77 891 70 50 beneen numéro bi di 77 463 88 35 xam naa ni maa ngi leen di defal publicité mais l'objectif mooy leeral ba lépp leer. numéro boobu boo ci wootee en tout cas ak pour ñi nga xam ne am nañu possibilité logiciel d'identification bi foofu mu ngi tudd Néné Gallé massage ñaari numéro yëpp benn nit moo ko moom Néné Gallé massage jotewul dara ak Ndeye Khady Ndiaye. Ndeye Khady Ndiaye ñaari page Facebook la am benn mu ngi tudd Spa Beauté Dakar ak bi nga xam ne Suite Beauté Dakar benn bi affaire u lëtt rek lay def beneen bi mooy ay soins de beauté ak ay ongles ak affaire yooyu. donc comme ni ngeen ko gisee page boobu nu jël ci dossier d'accusation bi boole ko ak procès-verbaux yi loolu jotewul dara ak Ndeye Khady. donc tey bu fekkee ne proxénétisme bi ak diffusion de photos yoo xam ne c'est contraire aux bonnes mœurs élément bi nga xam ne mooy doon élément constitutif waxuma la de preuve mais d'indice sax gisuñu ko ci dossier bi ndax lii ñu ko bëgg a moomeel bu fekkee ne loolu ñu dugal ci dossier bi pour Ndeye Khady tax ñu dugal ko loolu Ndeye Khady moomu ko numéro téléphone yi ma leen jox ku ci woote di nga jot borom n'a rien à voir ak Ndeye Khady. Ndeye Khady salon mooy Suite Spa Beauté mu ngi ca ginnaaw résidence Mamoun ca Sacré-Cœur 3 donc loolu jotewul dara donc gis nañ ni encore bu fekkee dañ ko bëgg a moomeel loo xam ne moomu ko position la boo xam ne teg ko pression la fitnaal ko tiital ko pour mu collaborer mu ànd ak ñoom ci li nga xam ne mooy seen tàppale bu mag bi mooy dossier wu viol bi nga xam ne ça ne tient pas donc loolu mooy lu tuuti li ma leen bëggoon a jox ak précision ma leen jox mais deuxième chose convoqué nañu ki nga xam ne mooy jëkkëru Ndeye Khady mooy Ibrahima Coulibaly convoqué nañu jànk bi nga xam ne mooy Aïssata Ba ñu naan ko maman parce que moom ak Adji Raby Sarr ñoo nekkoon keroog di maase Ousmane Sonko ci salle bi ñoom mercredi bi la leen juge d'instruction di xaar ci cabinet ki nga xam ne nag mooy Ndeye Khady kenn convoqué wu ko li mën a expliquer loolu peut-être mooy moom elle n'est pas témoin des faits jour bi yëf yi di am moom nekku fa hôpital la nekkoon mais encore wax naa leen ni Ndeye Khady amuñu lenn loo xam ne moom la ñu ko war a toppee parce que la base de l'accusation d'abord lépp muy commencé ci tàmbali bi mooy lan mooy gendarmerie keroog bi ñu leen informé la commission d'un fait criminel ou délictuel au-delà de la gendarmerie officier de police judiciaire yi yëpp OPJ yëpp dañ koy jàng code de procédure pénale nee na lorsque vous êtes informé de la commission d'une infraction sur l'ensemble du territoire national zone de compétence bi l'agent de police ou l'officier de police judiciaire doit sans désemparer se rendre sur les lieux présumés du crime dafa war a jëf lépp li nga xam ne bu fekkee ne yow policier nga gendarme nga wala officier de police judiciaire nga buñ la waxee ni am na ñaawteef boo xam ne def nañ ko am na ku jalgati yoon ci kaw territoire national da nga war a jóg bàyyi lépp li nga jàpp nga dem jëm càmbar loolu te booy dem nee na tu dois informer le procureur de la République da nga war a yëgal procureur de la République mën nga rendre compte sa hiérarchie mais procureur de la République da nga koy informer mais da nga war a dem sur le lieu présumé du crime procureur it nee nañ ko dafa war a dem bu fekkee ni crime la le procureur est tenu dafa war a dem seet ko foofu la ñuy toll li nga xam ne dama koy répéter tout le temps parce que ñàkk respecter technique boobu tax na am naa ñaari fukki nit ak juróomi nit juróom benn la woon kenn ki génn na àddina mooy Seyni Sané yàlla na ko yàlla yërëm te yéexeenu dañ leen jël ca rayé yi nga xam ne amoon na ci àll boo fa bayot ñu jàpp ci ñaar fukki nit ak juróom tëj leen ci kaso boobu ak léegi ñetti at ñu dañuy def instruction boo xam ne amul àpp officier de police judiciaire bu ñu la waxee la commission d'un fait délictuel wala criminel li ngay def mooy nga dem booy dem da ngay appliquer 4 mesures essentielles da nga ko war a renseigner ci sa procès verbal
de ce procès verbal d'audition procès verbal bi nga xam ne moom ngay rendre compte au procureur de la République mooy lan mooy li ñu wax SMEC. SMEC mooy S bi dafay tekki la situation da nga war a décrire da nga war a bind da nga war a nekk da nga war a nekk da nga war a xarañ da nga war a nekk littéraire mooy da nga war a décrire bind lépp ba ki nga xam ne mësuta dem fi nga xam ne rey nañu nit ki wala mësul dem fi nga xam ne fa la infraction bi toll moom procureur de la République même bu demulee bu jëlee sa cahier yow enquêteur bi rek mu mel ni moom teg na fa tànk mu comprendre détails yu bari boole ci dañ la ne nga décrire mais boole nañ ne nga def ay croquis s'il le faut nga dessiner nan la ñu fiy tëddee wala nga photographier détail par détail pays yu gën a développé tey dañuy filmer zone scène de crime bi pour l'histoire pour que suba bu ñu organiser jugement ba mu preuve yi demee ñu mën a comprendre nan la affaire yi demee tax na la situation à l'arrivée des enquêteurs lañ mooy S bi le SMEC SMEC le S c'est la situation à l'arrivée des enquêteurs naka nga fekkee mu tëdd da nga war a fekk nit ñi jaxasoo nañu kër gi nii la mel xale yaa ngi daw loolu lépp da nga ko war a détailler ci sa procès verbal d'audition tax na en matière de viol bu dee viol la lu dul papa nga xam ne xale bi miin na ko dafa war a am certain kersa digganteem ak papam mais viol nit koo xam ne sequloo ko lu mel ni Ousmane Sonko ak Adji Raby Sarr ku la violé bu ñëwee boo jàkkaarloo ak moom dafa am benn comportement benn tiit benn fitna boo xam ne ku jigéen ki ñu violé noonu lay am saa yu gisee waa ji ko violé et une fois la koy violé parce que yeneen yoon yu mu ko war a xaaree pour mu ñëw violé ko du ko xaar parce que nit ku ñu violé bu ñëwee jàkkaarloo ak enquêteur li nga njëkk gis mooy koo xam ne mu ngi xool fu ne mu ngi xulli bëti mu ngi tiit mu ngi pat-pati loolu dañ koy décrire dans le procès verbal d'audition gis ñu ko benn yoon ci kaawu Adji Raby Sarr su ma leen waxee la situation à l'arrivée des enquêteurs kan lañ fa fekk lan lañ fa fekk lan lañ jël dañuy yegg ci M bi muy les mesures prises pour la réalisation des constatations mesures prises yi mooy lan bu dee gendarme dañ naan ñetti gendarme laa demal bi ñu ñëwee gendarme bee taxaw na fële oto lañ demee nous nous sommes transportés sur les lieux les mesures prises d'abord le M le S le mesures prises yi bu ñu ñëwee ak suñu transport bu ñu ñëwee fii lañ taxawal gendarme fii lañ taxawal beneen gendarme corde yi nii lañ ko takkee ñu préparer pour ñu commencer suñu enquête mooy le M ñu yegg ci élément essentiel bi mooy l'état des lieux fekk nañ table yi damm fekk nañu lal bi damm fekk nañ lampe bi tàkk caméra bële mu ngi doon filmer mais filmé wul ainsi de suite détails yooyu da nga ko war a joxe ci sa procès verbal d'audition mu des li nga xam ne mooy li gën a important mooy le corps du délit maanaam tey su ma leen koy jox de terre à terre dama naan nit bu xëy rek doomam réer par exemple mu ne sama doom rey na ko diw moo ko rey mais diw moomu mënuñu ko dugal ci kaso bi fekk gis ñu néew day fekk ñu gis néew ba pare ñu doog a mën a jàpp nit ñu ne ko yow yaa ko rey wala yow reyuloo ko ñu di ko soupçonné le corps du délit bu ñu ko appliqué ci ku mel ni Ndeye Khady nee nañ ko proxénétisme lañ koy toppee enquêteurs yi war a mën a auditionner présenter ñu ñi nga xam ne ñooy ngeen baal ma kaddu gi ñan ñooy jànk yu jaayoo yi ñan ñooy caga ji waroon nañu wane ñan ñooy caga ji parce que loolu moo doon rek le corps du délit mais le corps du délit le corps du délit yemul foofu waroon nañu mën a moon ni lal bii fii la ñuy tëddee wala ñu am ay vidéo yu wane ni fii ñu ngi fiy tëdd wala ñu génneel ñu ay capote xale yi na ngeen ma baal te ngeen jëlee xale yi si wetu caméra parce que sujet bi ñuy wax du sujet bu xale war a déglu ngeen génneel ñu ay préservatifs yoo xam ne dafay am sperme wala yu mel noonu yooyu mooy le corps du délit mais gis nañu ni ci dossier wu Ndeye Khady bi yooyu yëpp amu ci donc il n'y a pas amul corps de délit amul un début même de preuve bi war a mën a nii lu ñu koy waxal parce que gisuma gendarmerie ñu def ko seen procès verbal d'audition donc xam naa ni ñoom d'accord ñu ni Ndeye Khady dina def proxénétisme d'accord ñu it Ndeye Khady dina def comment on appelle diffusion de photos obscènes ou de photos contraires aux mœurs parce que gisuma ko ci seen procès verbal fi ñuy toppee Ndeye Khady donc li ngeen bëgg procureur jàpp Ndeye Khady placé ko sous mandat de dépôt fu mu ko teg ci ban infraction la commettre amu ci lenn amuñu corps du délit li ma leen wax ci SMEC bi amul benn yoon bu ñu incriminer Ndeye Khady li ñu ko teg mooy na wax est-ce que Ousmane Sonko mas na def lu mel noonu nee na Ousmane Sonko
masul def lu mel noonu te it am naa benn souvenir boo xam ne nee na bëgg na ko préciser Ousmane Sonko daf ko fekkoon moom keroog mu ngi ëmb Ousmane Sonko dafa ñëwoon pour ñu maase ko parce que du tàggo buy ñëw bi mu ñëwee mu fekk ne Ndeye Khady dafa ëmbam dafa avancé Ousmane Sonko dafa toog foofu di waxtaan ak jëkkëram ba ñu waxante dañuy mayante jàllaaba mu kontaan Ousmane Sonko yëkkati 40 000 francs nga xam ne maase wu ko sax mu yëkkati 40 000 francs ne ko jëlal ma may la lii la mën a wax ci Ousmane Sonko. ñu ne ko nag il faut que ñu mettre ko en garde à vue il faut ñu mettre ko pression parce que l'objectif Ndeye Khady waxal na leen ko du Babacar Touré moo leen ko wax proposé nañ ko 15 millions mu bañ proposé nañ ko 40 millions mu bañ te ndeysaan Ndeye Khady boobu waxtu wii liggéeyut waxtu wii war a fay luyaas 350 000 francs par mois war a fay kii garde jànkam war a fay ñaari employé waaye it war a dund tey jii ñoom du ñu génn seen kër ñu ngi tëju barki démb jëkkëram génn na ci biti mu am ku ko sànni xeer ba gaañ ko ci bopp bi ñoom amuñu garde du corps kenn nekku fa pour défendre leen xam naa dootul yàggati sax dinañ am problème mu lekk waaye ñu taxaw ca la ñu taxaw ñu ni naka suñu maam yi kat doon def di atte di défendre dëgg te dëgg rek lal ko tax na ni mu manti demee ñoom du ñu dellu ginnaaw mukk ne leen yàllaa ngi leen di nuyu te gisuñu yàlla loolu moo doon li nga xam ne bëggoon naa leen ko indi ci cadre Ndeye Khady amul benn infraction buñ ko mën a toppee tey parce que salon boobu ñu ko bëgg a moomeel wax naa leen ko moomu ko dinaa leen dugal en vidéo les liens photo yi ñu ko wax ni photo wu moom moo ko publier laalewul dara ak li nga xam ne mooy page Facebook boobu donc lu ji Ndeye Khady xalaat naa ni fii la ñuy jaar génne ko ci dossier bi parce que du ci lenn jërëjëf.